juróom-ñaari waxtu jot na ba toftalu fanweeri simili mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci yële jotaayu xibaar ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci collectif bi nga xam ne nag moom moo ëmb ñu tojoon seen i ay makkaan diwaan bu maris ñoom ñooñee nag ñoo xëyoon tey janoo ak way taskatu xibaar yi bokk na ci rek li ñuy ñaawlu diggéey yi nga xam ne amaloon nañ ko seen diggante nguur bu Sénégal jamono yi nag jafe na ñoom nguur bi daal di koy respecté ba tax itam jamono yi bëri na ci ñoom ñoo xamante ni ku moywul daañ leen génnee fa ñu luyee njàng mi ak njàngale mi lycée Talibou Daaw BS bi nag bu ñu sukkandikoo ci inspectrice d'académie bu Ndakaaru nag élèves yooyee nag nga xam ne dañuy woyee ak waylaago du ñu am jafe-jafe ngir daal di fay jotee waaye mel ni ay kàddu yu waroo la ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di élèves yi daañ leen digtal ab reportage woo xamante ni suñu ay ndaw doxantu nañu ca boobule lycée ci la jotaayu xibaar daañ ci waxtaanee lépp lu ñeel wàllu càmm gi fi ci réew bu Sénégal mu mel ni nag bëri na ci ay ndaw yoo xamante ni daal dañuy sóobu ci mbir mu ni mel waaye ay jafe-jafe la ñu am fi rek an fan la ñuy def li nga xam ne moom moo di jur gi bëri na ci ñoo xamante ni ñoom ak jur gi ñoom ñoo dëkk daañu wax ci leneen itam mu ñeel wàllu tàggat yaram athlétisme la ñuy waxtaanee nag mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ teeg nag ci li nga xam ne moom moo di ci wàllu athlète ci tund wi mu di championnat nationaux 2021 ñoom ñoo ne nag jongante woowee bëri na ci ay ndaw yoo xamante ni jot nañ ay raaya fësal li nga xam ne moom moo di seen ak xarañteef waaye itam ak ndimbal la ñuy sàkku ci fédération sénégalaise d'athlétisme ngir rek ñu gën a mën a wane li nga xam ne moom la ñu mënee mu di wàllu athlète mbokki lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxil la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon bëri na ci ñoo xamante ni nag nangu woon nañ seen i ay makkaan diwaan bu maris ngir rek daal di koy gën a jag-jagalaat bëri na ci ñoom itam ñoo xamante ni la nga xam ne nguur gi moom la diggee woon ak ñoom jamono yi may wax ak yéen France daal di xëddeem ba tax itam ñoom ñooñee nag amaloon ab janoo ak way taskatu xibaar yi ngir ñaawlu bu baax a baax lu ni mel ndax bëri na ci ñoo xamante ni nag jamono yi ku moywul daañ leen génnee fa ñu luyee Alxasan Ba ak Amadou Ba ñoom ñoo fa teewoon ñu seetaan reportage. ab histoire la bi nga xamante ni dafa commencé yàgg sonal leen fu ñu nekk ni nee nañu ñoom mënatuñu lu ci yees moo di ne dañ leen bëgg indemnisation bi nga xamante ni indemnisation forcée la bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu. jotuñu benn document officiel mais ministre wax nañu dégg directeur SNHLM wax na ko sax ci presse ba moom il est allé trop loin parce que montant yi ñu war a jox nit ñi sax da koo dévalé te loolu rek moo njëkk a nekk sax gi sagu nit ñi dama yaakaar ne bu fekkoonte ne loolu am directeur de la société concernée du jël risque dem ci télé ak rajo yi naan dañuy indemniser tout le monde va partir tout le monde va partir dans quelle base. ab expropriation bi nga xamante ni nguur gi tegu ko fenn dafa bëgg a nangu seeni terre foqati ko ci ñoom def ko moomeeli boppam. ils ont déjà pris les terres. li ñuy def ni voie de fait la li ñu naat ci terrain bi moom lañ waxut te moom lañ bëgg a xam lan la xamatuñu sax à quel sein se vouer ku dikk rek ne la maa dàq wax maa gën a dëgg maa gën a nekkati naa nga waxal moom bu subaa boo ko mu ne la je te reviens dootoo ko déggaat. nee nañu ubbeeku nañu ngir waxtaan ñu fexe ba renégocier waat li nga xamante ni moom mooy lu ñu jotoon xaatim ñoom ak nguur gi. li la demandi la DG le plus lent xamatuñu lan la nar xamatuñu lan la bëgg a def su fekkente ne dafa mënatul dara ci affaire yi mu wax ko. SNHLM société la boo xam ne day bëgg a daanoo ñun duñu d'accord di dem ak moom ci contentieux parce que leer nañu benn immeuble boobu mu dese muy siège buñ ko jaayoon duñ fay ko propriétaire yi donc waxuñu waxee HLM président de la république ci boppam moom lañ woowoon ne ko mu impliqué ci affaire bi ndax lii pompe à retardement na ci impliqué wu régler ko une bonne fois pour tout on va renégocier le protocole te ñun ñu fixé ñun montant yi nga xam ne moo ñu arrangé parce que y a des retraités comme quelqu'un vient de le dire tout de suite. ñoom ñii nga xamante ni ay propriétaires la ñu nekkoon tey ji daanaka ci location lañ nekk ñenn si ñoom sax daanaka dañ leen menacé génne leen fi ñu nekk ndax fayuñu te nguur gi moo leen waroon fayal nguur gi sax ñu jàpp ni dafa wëy di jalgati li nga xamante ni jotoon na ko xaatim ak ñoom. man mii ci laa bokk man ci sama bopp ci ñi ñu menacé d'expulsion ci laa bokk. Alxasan Ba jàppal ni lycée bu yees bu Talibou Daaw lu mel itam ay ngëneel ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndongo yu dund ak waylaago bu ñu sukkandikoo ci inspectrice d'académie bu Ndakaaru waaye mel ni ay kàddu yu waroo la ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yi ñoom ñooñu nag li ñu xamle moom moo di ngir rek ñu daal di jotee foofee jafe-jafe lay nekk ci ñoom nag ñu teewlu reportage bi nga xam ne Chérif Diop ak Jaafara Ba def nañu ko. élèves handicapés yi jàngee ci lycée Talibou Dabo yoon bu métti bii la ñuy jël ngir mën a dem dugg ci lycée bi
jafe-jafe yi nag ba ci biir lycée bi dañ koy jànkonteel bu dul woon jàppale bi leen seen yeneen moroomu élèves yi di jàppale seen dund ci biir lycée bi dina metti lool. kontaan naa ci lool parce que ñu may jàppale sans ñoom sam fii dina metti lool ci ñun parce que ñoo ñu yóbbu toilette moo ñuy defal lépp daal jàng mi moom ñu ngi débrouillé wu rek gars yi ñu ngi ñuy jàppale camarade classe yi sans ñoom tamit loolu rek la. ci mois de janvier 2021 le lycée bi ubbi autorités yi ñoo ko def ndax dañu gis ni ci Grand Yoff élèves yi dañu fa bari lool. yëpp xam nañ ne léegi dañu nekk sur ñu naan enseignement inclusif ça veut dire que warul am discrimination handicapés yi ak valides yi yëpp dañu war a nekkandoo sur place bon loolu tamit lu baax la te tamit def naa ne ñun lycée bi mënuñu nekk comme yeneen lycée yi parce que suñu histoire moo tax si centre bi lañ jógee. léegi nag lan moo fi des pour ñoom ñu ñëw mooy peut-être aménagement bi. lycée Talibou Dabo nag ñi ngi ko tabax ci njàppandalu budget consolidé d'investissement waaye liggéey yi yembul ni mu waroon yembee ngir élèves handicapés yi nag gis seen bopp ci biir lycée bi di dem ak dikk ci lu ñu dul am jafe-jafe inspection d'académie de Dakar nee na liggéey bi dina ko tàmbali te dina pare fii ak octobre. dafa métti. cours yi ni ñu doon def dafa métti parce que lycée bi nekkul aux normes lycée bi mënul accueillir xale bu am laago léegi ma ne leen man dinaa ci liggéey man fi mu ne xoolatuma ndax BCI la wala keneen comme yéen génn ngeen ci biti rek man ça me permet man ma autosaisir problème bi te c'est ce que j'ai fait dinaa xool limites yi ma jéem koo régler pour que man sama xale yépp mën a jàng dans les bonnes conditions te loolu taxaw naa ci ak mairie de ville waxtaan naa ci ak DAGE du ministère de l'éducation nationale nee naa ko c'est l'option du ministère de l'éducation nationale de mettre en œuvre l'éducation inclusive. jàng bu baax ak dem ak dikk ni mu leen neexee ci biir lycée bi loolu rekk la élèves handicapés yi bëgg comme Mahoura Dia moom mi nga xamante ni nee na avocat la bëgg a doon wala architecte. Plus tard que vous voulez travailler dans quel domaine? Avocat ou architecte, etc. moom Mahoura Dia yal na yàlla mottali li nga xam ne nag moom moo di yéeneem ba loolee mu bëgg nekk mu daal di koy nekk ñu des ba tey ci lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi bi la yoon dañuy wax ci njàng mu kaw mi jàpp leen lu toll ci ñetti téeméer ci ay ndongo ci faculté des sciences juridiques nag ñoom ñoo daal di jot li nga xam ne moom moo di seeni ay lijaasa mu nekk 7e promotion LMD nag boobule bés ñu ngi ko darajaale ku ci mel ni Bun Khatab Silla ak itam professeur Amsatou Sow Sidibé ñoom ñooy nag daal nañu ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ci jom fulla ak itam li nga xam ne nag moom moo di ngor ñu bañ a xutti benn yoon li nga xam ne moom moo di warma Pape Fara Ñinge ak Mohamed Sow Dieng ñoo ñu teewaloon ca boobule bés ñu seetaan la ñu fa jëlee. bi ñuy jot seen lijaasa jotaale nañu ay conseils yu am solo jóge seen marraine bi ab lettre boo xam ne di bataaxal ngir mun leen a gunge ci seen dund bu bees. Alors quand arrive la solitude de la prise de décision. su heure jël décision jotee xalaat leen yàlla xalaat leen seen ngor seen dignité jël décision bi nga xam ne moom moo gën a juste bu ko defee nga am conscience tranquille daal di dund ci jàmm am nag sa conscience su bopp loolu daal dël leen ko def ko seen yëfi bopp di conseil yoo xam ne moom ngeen di àttee. Pour avoir la conscience tranquille, pour vivre libre et en paix. ngor ak respect du droit loolu la ñu war a jël nag teg ko seen yoon ngir mën a réussir seen mission. wax leen lu ñu war a mel comportement bi ñu war a adopté am personnalité am humilité am rigueur am persévérance mais aussi am comportement boo xam ne day nekk comportement exemplaire boo xam ne taxaw nga fa rek ñu respecté la parce que seen professeur loolu lan lañ wax du dara. suñu comportement la ak ñoom la rek ak li nga xam ne def nañ ko ba ñu fa jaaree moo tax ñu wax ñu mooyu neex yu wax nañ ñu ko donc bëgg nañ ñoom tamit ëllëg ñu waxal leen loolu ñu mel loolu ba xam ne ëllëg seeni rak dinañ leen tànn comme ay parrain. am mbégte lool jot seen diplôme ne conseil yi ñu leen jox dinañ ko topp. grand théâtre bi ñu transformé ko amphithéâtre ñi nga xam ne ñoo fa jël kàddu def fa ay cours magistraux. leetaram bi kontaan nañ ci xamoon nañ tamit ne nii lay demee parce que enseignement woon yor nañu première année donc xamoon nañ ne nii rek la mën a doxalee te dañuy suivre lépp lu ñu wax rek dañ koy suivre à la lettre. wone nag seen xam-xam bu baax ci kanamu ñi nga xam ne ñoo dem jot seen diplôme di juróom-ñaareel promotion LMD.
Pape Fara ñu ngi wàllu njàng mi ba tey diwaan bu Linguère waaye tam ñu taxaw nag fa nga xam ne moom moo di ca commune bu Déaly foofee nag mu mel ni sëy yu teel yi bokk na ci li faagaagal wala bokk ñàkk wëyal li nga xam ne nag moom moo di jàngum ndaw ñi rawatina soxna yi ba tax itam ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ca woowule diwaan nag lu ni mel la ñu bëgg mu daal di dakk ñu teewlu reportage bu Mamadou Moustapha Ndiaye. ci département bu Linguère xale yi ni teel a maye te ñuy jàng luñ fi faral di nemmeeku la ci am ndaje mun doon amal ca Déaly ngir neexal xale yi gën a ràññeeku acteurs yi ñaax nan waajur yi ci li nu mel. am nañ fi benn élève bu CM2 bu nga xamante ni jàmbaaroon na lool sax doon élève CM2 ñu jékki-jékki benn moment mu abandonné bàyyi daal parce que dañ ko maye day préparé day sëyi mu nekk lu nga xamante ni ñun jàngalekat loolu daf ñuy metti mu nekk situation bu nga xam ne dafa regrettable surtout ci les enseignants parce que bu ñu sañoon les meilleurs toujours dañuy aller jusqu'au bout dañuy continuer jàng bi situation bu difficile la dafa métti na ci élève bi jàng te bëgg ko métti na aussi ci enseignant bi nga xam ne day perte benn élément waaw mu nekk lu nga xam ne daal dañ koy ñaawlu trop bëgguñu ko bu baax bëgguñu ko dara. loolu nag moom problème la fi woon ndax xam nga sunu mbokki pël yi ñoom lu ci ëpp xale yi dèjà bu ñu sëy takkal nañ ko sakar may nañ ko dèjà kooku mënoo ci dara donc li ñu ci am nag mooy di négocier ak parents d'élèves bañ bàyyi ko ba mu continuer njàngam bu njëkk da nga gis élève bu classe 30 élèves mais bala ñu àgg CM2 6 ça fait des ñi ñëpp marié nañ leen mais nag léegi vraiment tendance mi ngi wàcc. ndaje mi tax na ba ñu seq njàng mi ak njàngale mi di sàkku ci ndongo yi ñu gën a jox gëdd seen i jàngalekat. phénomène bi lu ko waral mooy dañoo war a dellu suñ cosaan dañu war a gën a takku pour jiital am loo xam ne dañ ko doon def suñu yaay yi ñun dañ ko def si ñun suñu papa yi def ko si ñun bala ñoo doon dugg école dañuy dugal école alxuraan ñu jàng alxuraan soog dee di dem école loolu dafa di base boo xam ne dañ ko bàyyi te dañ ko war a continuer parce que man mii di wax ak yéen loolu dafa di loo xam ne su ma egsi ba fii damay sant yàlla te loolu bokk na ci lu ma dimbale damay ñaaxaat parents yi ñu dellu si loolu gën a yaraat suñu ay doom parce que li andi am si jamono bi yëpp loolu ci la il faut que ñu gën a engagé wu parce que dañu xool ne parents yu bëri dañu presque désengagé wu te loolu warul il faut ñu gën a takku bañ a bàyyi xale yi rek seen bopp dañu gën leen encadré pour fi ñu bëgg a egg ñu egg fa. fet gi doon amal ca école élémentaire Maniang Sala Niang bu Déaly tax na bañ neexal juróom fukki ndongo. ginnaaw njàng mi ak njàngale bi ñu àddu ci leneen fi nga xam ne nag fa lañ bëgg a toxal artisan yi nag daana noppi li nga xam ne nag moom moo di première phase bi dina noppi ci weeru août yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal kàddu yi ni mel ko biral di jëwri ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu artisanat fii ci réew bu Sénégal waaye itam ñooy yëngu ci wàllu wi nag li ñu xamle moom moo barab boobee ñu leen bëgg a jagleel tuuti na ci ñoom bëgg nañ ñu gën koo ñogalaat Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb ci reportage. bi ñeel bërëb bi nga xam ne moo war a dalal mécaniciens yi te mu nekk ci Nduxura Pël 2 ma ngay avancé bu baax a baax jëwriñ ji ñu dénk wàllu artisanat di xamle ni phase bu njëkk bi dina jeex dinañ ko mën a daloo ci weeru août. kuy liggéey dafa war a am foo nekk waaye fooy liggéey te amuloo foo nekk da ngay toltolaan te suy toltolaan doo am équipement kuy toltolaan doo mën a def production boo xamante ne day nekk production bu mucc ayib loolu moo tax ñun tamit dañoo war a góorgóorlu ba lii nga xamante ne moom mooy artisan yi ñëw rapidement ci diir bu gàtt fii ñëpp ñëw liggéey fi génn fi loo xamante ne lu mëcc ayib la te loolu suñ ko fi defee c'est pour le meilleur de l'artisanat c'est pour le meilleur des artisans te loolu mooy li nga xamante ne moom lañu président bàyyee fii li si des nag ñun ñooy war a góorgóorlu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriale pour que ñooñu tamit jox ñu espace. même bu fekkee ne sax bég na ci liggéey boobu nga xam ne nag liñ ci natt ci ay koppar toll na ci juróom-ñaari milliards ñi bokk ci cadre des organisations professionnelles de l'artisanat du Sénégal di sàkku nag ñu yokk limu atelier yi nga xam ne moo fa war a nekk. comme projet bi 15 milliards la 5 milliards lañ jotoon a joxe ministre bi di si góorgóorlu ba tegaat nañ ci 2 milliards 8 milliards yi des ñuy ñaan le président de la République parce que ñun tam dañu yor ay njaboot te njaboot moom souvent bu fekkee 50 rek ñoo pare te atelier yi bari na ñu ngi déguerpissement yi xaarul chaque jour ñu ngi déguerpi te kon 50 atelier day tuuti. parce que tey defe naa li fi nekk ñun ñëpp ko gisandoo xanaa ñi nga xam ne ñu ngi nuy dégg te yàlla dogal na gisaguñ ko ñu xam ne lii tey nekk na loo xam ne ay milliards yu bari lañ ci def te it lu toll leen liñ ci def ci ay milliards koo faaliwul doo ko def ci moom te secteur bi président de la République faale na ko. yokk tamit projet yu mel nii ci gox yi nga xam ne moom la ñu duppee ay métropole d'équilibre bokk ca Mbour Tamba Thiès ak Saint-Louis lu ni mel tamit ñi di acteurs yi ñu ngi koy sàkku.
ñu jaajëfal ko bu baax a baax yeneen i doomu réew yu Sénégal yoo xamante ni nag ñu ngi wane seen ak xarañteef bu baax a baax ci aw ndaje boo xamante ni ñu ngi ko amal daal di koy dippee retrouvailles des marques lu ni mel itam dina mën a tax ñu daal di xeex wàllu ndóol fii ci réew bu Sénégal waaye itam def kéem kàttan wane na nga xam ne nag noonee la ñu mënee Ndeye Adama Diop promotrice la ci boobu le événement dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Dissa Prera Ibou Kane ak Alioune Diagne. Événement retrouvailles des marques et dans ça am na ay entrepreneurs yu bëri ay sénégalais yoo xamante ne ñoom ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi fu mu nekk nii ñu ngi nekk ci plus de 60 exposants ñoom ñoo fi nekk tey di exposer leur marque yaa de la am na ay ñoo xamante ne ñoom ñoo defal seen bopp am na ñoo xamante ne ay commerçants lañ am na ñu nga xamante ne ay artisans lañ am na ñoo xamante ne ay bijoutiers ñoom ñëpp ñu ngi fi. et ñoom ñëpp li gën a important mooy ay jeunes lañ ay jeunes yu xamante ne ñu ngi jéem a dox seen waar ci ku ci nekk ci domaine bi nga nekk. mbas bi dafa tax mu am benn yeewute mooy bu nga xamante ne dañu ne wax nañ changer ni ñuy doxalee et aujourd'hui wax a changer boobu noonu moo tax tey ñu réunir ñëpp fii pour waxtaanee ko déjà c'est parce que à part jaay bi ñuy jaay dañoo bëgg toog waxtaan ci suñu biir xool yan solution la ñuy génne pour que. genre kii mbas yi bu amatee ñu mën a jël suñuy disposition xeexee boobee nag ci ndakaaru lay amee ginnaaw ndakaaru ñu wutali fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Sédhiou foofee bag ba li muy paan bari na ba tax itam askan waa ngir rek ñu daal di yegg fa ñu bëgg a dem ci waxtu wa ñu ko bëggee jafe-jafe la taxam ngeen ne nawet bi teru na ci loolee nag la ñu bëgg ñu daal di indi ak ndimbal daal di leen koy jagleel ngir rek dem ak dikk bañ a tagatémbe ci woowulee diwaan Bakary Konté xaali jàmme ci reportage. lu muy paan bëri na loolu oto yi nag dañuy def grand tour pour rejoindre département bu Goudomp mu nekk loo xamante ne askan bi ñu ngi koy ñaawlu ñu bëgg nag ñi daal di defar pont bu Sandiniéry ak pont bu Témento ñi tabax ko si nu mu gën a gaawee. traversée bi moom vraiment dëgg-dëgg am na difficulté yu bëri yenn saa da nga ñëw gaal gi feesul fa nga toog xaar bala mu fees rek day yàgg nga jël temps waaw ensuite yenn saa boo ñëwee fekkee asamaan bi baaxul il faut que nga toog xaar tamit beneen jafe-jafe la quoi. waaw baag bi tamit problème la boo ñëwee rek ñu ne baag daa paan chaque fois boo ñëwee ñu ne baag daa paan day toog saa ay weer du liggéey vraiment loolu beneen difficulté la quoi léegi la laajee waaj bi maane ma ne baag bi dafa paan. baag bi nga xamante ne distance bu ndaw bi nga xamante ne bu fekkente ne gaal la 10 minutes ngay traversé bac bi boo fa nekkee 1 heure de temps 2 heures de temps mun nga ko def ci diggante boobu bac bi dafa yéex même bu fekkente ne mu ngi daw dafa yéex assentement nag léegi paan yi dañu bëri président ñu ngi lay ñaan nga dimbale ñu pont Sandiniéry Sédhiou bi ñu ne Sandiniéry Sédhiou dafa sori léegi Bambadion la ñu wax vraiment ñu ngi lay ñaan mooy ñaari pont yi nga xamante ne ñooy désenclavé département de Goudomp lié ko ak département de Sédhiou. barrage bu Diopkounda Maka dafa yàqu yoon bu fa nekk nag jóge Taanaaf ñëw ba ci Sandiniéry jaaree ko foofu ba dem ci barrage bi moom tam fu mu nekk nii yàqu na lool ba tax na honorable député Maïmouna Diallo bëgg nag ñi daat koy goudronné. population Pakaaw dañu sonn ngir yoon bi nañ ñu dimbale ñu defar yoon bi oto mënut a jaar fi diggante dëkk yi. coono bu tar la population bi jànkonteel daaw. mu bëgg tamit mu ngi daal di indi benn antenne téléphonique ci Diarén ak tamit ci commune bu Dioudoubou Maïmouna Diallo nag mu ngi yëkkati kaddu yi ci benn final boo xamante ne mu ngi ko doon amal ci commune bu Karantaba. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj sànq bi ñu door yi la jotaayu xibaar waxoon naa leen daañu waxtaanee lépp lu ñeel wàllu càmm gi jamono yi nag ndaw ñi bëgg nañ cee sóobu bu baax a baax seen i ay mbébét itam doon na lu yaa waaye mu mel ni espace la ñu amul ngir rek daal di dund seen i ay bëgg-bëgg yenn ci ay mala sax ci màkkaan yi la ñuy faral di dund ak ñoom lu ñu mel itam la ñu bëgg ñu daal di ci indi ay saafara Abdoulaye Cissé daje na ak ñenn ci ay càmmkat ngir defal ab reportage mu mel ni nag mi ngi woon ca diwaan bu Sindia. nga xam ne bu yàggul kaw gi la woon waaye léegi bâtiment yi tax na mu doon dëkku taax ba tax na it xajootuñu ak yenn xeetu activités yi lu mel ni ki sàmm gi ñoom sàmm yi sax bu ñu tabaxee seeni kër léegi pour dëkk dañuy bàyyi wet ci wàll jur gi nekk fa seen dëkkin ak nit ñi nag am nay gàllankoor. pexe amut waaw pexe amut ndax jur yi wax dëgg yàlla bu doon dañu doon wax ni réew mi am na secteur buñ ci naan jirim la daal càmm gi la
tumuranke na li des kay seeni borom ak seeni njiit ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne dëgër nañu rek ñuy baw guddi ak bëccëg. moom mii Aliou Alpha la tudd dafa donnu sàmm gi ci ay waajuram waaye wóoru ko ni dana ko mën a jox ay doomam ndax ëllëgu sàmm gi kat dafa leerul ndax suuf suñu sàmmee lanu amatul. fu ñu jógee ñun jooy nañu ndax projet yi li gën a gàtt ñun duñ ci liggéey ndax ñoom li ñu soxla ñun amuñu formation yooyu ak programme yooyu te ñoom suñ ñëwee dañuy xañ ñun lañ doon dundee ak nit ki nu mu mën a mel lii lay am même ki nga fekk université muy jàng lii lay tiitaroo ndax moo ko dundal moo ko màggal yor ay problème yëpp moom moo koy réglé. élevage nag di lu am njariñ lool ñoom sàmm yi nag dañuy faral di dégg ci gouvernement mun a jox na leen ci waaye diggante la muy wax ak na mu koy jëfee lu teey seen xel la. ci programme bi magu réew mi tëral mooy PSE bi def ci am participation bi mu ci def boo xam ne bu am solo waaye sooy xool ci leneen ci kaddu yi moom su yëkkatee kaddu danaan càmm gi gëdd bi ma ko jox li ma ci def technicien yi nga xam ne mooy su ma neeti mooy ministère de l'élevage ba ak banqaasam yëpp suñu jokkati ko dañuy wax waaye cër ya fa ñu cërale foofu mooy foo xam ne danga naan ñii kat suñu waxee danga naan gongo waaye suñu cëree rek yow ci sa bopp da ngay jooy. ëllëgu sàmm gi nag mu ngi ci kumpa ndax fii ci Sindia nga xam ne dafa nekk diggante Dakar Thiès ak Mbour te projet yu mag yi gouvernement bi yëkkati fii lay amee desalatunu dara ci suuf ngir bàyyil ko càmm gi mu doon lu leen tiis lool nag. Abdoulaye Cissé daloon nañ usine ndox wa nekk ca Kër Momar Sarr ñu gën koo xam ci KMS 3 usine boobee li ko waral bokk na rek ci jafe-jafe ndox daal di jeex ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal lañ ca fi ci itam ci ay suñu ay koppar mu mel ni nag ëpp na 2 téeméeri milliards ñu teewlu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. usine KMS 3 ci bisu samedi bi la ko njiitu réew mi daal di inauguré mu bokk ci usines yi nga xamante ni ñoo gën a jàppale ngir lu jëm ci wàllu yenn gox-goxaat yi am ndox. jumtukaay pour indi ndox bu doy tey réglé nañ ko grâce à la vision et à l'ambition du chef de l'État mu gasal ñu nag ñu gën a liggéey ci réseau bi pour que ndox moomu ñu mën ko kasaare ci kër yëpp. 2 téeméer ak fukk ak juróom-benn ci kilomètre ci ay conduite d'eau lañ ci tàbbal téeméeri junni mètre cube lay xelli bis bu jot. xëy na amoon nañu ay jafe-jafe yu bari léegi ñu ngi am ndox guddi ak bëccëg pour que mu mën a dëgëral indi ndox bu doy fii ci Dakar ak ECOWER mais aussi gox-goxaat yi nga xam ni yëpp conduite bi romb na ko jóge fii ci Kër Momar Sarr jaar côté Nguer Malal Louga Ndande Kébémer Pire Tivaouane Thiès ak Karou. ak tàmbali liggéeyu usine KMS 3 li Sénégal doon am ci ndox léegi dañ ko ful bu doon benn la léegi mu ngi ci ñett. kon ni benn litre la nga fi président fekk ci ndox tey indi na fi 3 litre tegu na ci donc muy lu am solo luy wane tamit ni accès universel à l'eau ak nit ñi am ndox bu doy lu ñor président la lu ñor gouvernement am la moo waral ministre bi ñu dénk ndox tamit taxaw ci. KMS 3 usine la boo xamante ni ñu ngi koy daal di taxawal ci diwaanu Kër Momar Sarr 2 téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay milliards lañ ci dugal li ñu gën a nemmeeku mooy bokk na ci bërëb yi nga xamante ni ci Afrique de l'Ouest moom moo ci gën a mag ci lu jëm ci wàllu infrastructure hydraulique ci weeru ko avril ci atum 2021 ak léegi ba ñu tàmbalee lu jëm ci wàllu liggéey usine bi jàpp nañu daal jafe-jafe yu bari yi nga xamante ni amoon na ci diwaanu Ndakaaru ci wàllu ndox loolu lépp daan nay dakk. wàllu tàggat yaram athlétisme nag mu mel ni ñi mën ci wàll wi nag ñoo doon amal ab njongante ñu daal di koy dippe championnat national 2021 ndaw yooyu nag jot ci ay raaya waaye itam wala li nga xam ne moom moo di seen ak xarañteef lenn la ñuy sàkku mu di ak ndimbal guy bàyyeekoo ci fédération sénégalaise d'athlétisme Cheikh Sadbou Diarra. ay performance ay record personnel ràññee nañ ko ci championnat nationaux yu athlétisme yi ci biir jongante yooyu boole woon li mu téeméeri club ay athlètes yu amul li mu at yu takku lool jël nañ fa ay raaya. c'est la première fois may nekk champion du Sénégal waaw chaque année dama doon yëg ci podium bi 3e place laa doon jël à chaque fois ñu may laajte kañ la or bi di ñëw moo te ren la ko yàlla dogal daal sant. waaw sama record la quoi neex na ma mais ne objectif bi c'était
ma tëb lu ëpp loolu mais comme lii la yàlla dogal. waaye ren moom dama entraîné dëgg sax non sama minime cadet junior waaw yëpp ak sama senior bi tey yëpp champion du Sénégal laa doon. ma nekk champion du Sénégal moom mbégte bu neex la bii mooy sama deuxième fois may nekk champion du Sénégal. nekk naa champion du Sénégal plusieurs fois cadet junior et senior. athlètes yi nag ñi ngi laaj wékk ak ndimbal bokk na ci Henri Bandiaky bi raw ci 100 mètres góor ñi ci fukki seconde ak 35 centième loolu di record am. mooy troisième fois may nekk champion Sénégal xam nga rek soo nekk si condition yu baax tamit mënoo nekk fii di xam nga mais en tout cas avant niveau quoi ñun suñu niveau ñun instant fii nii fii. mais ñàkk forme tamit ñàkk toppatoo la de tamit xam nga alati fii nii lépp la def soo ko su la jàppal kenn la jàppale man la dama lancé appel quoi ba fédération yi noonu ñu jéem a jus alati quoi parce que dañuy am voyage gaa dañuy jox ay prime mais ba léegi kii ba léegi suñu prime mooy loolu jóge nañ Nigéria ñëw nañ mais ba léegi suñu prime jotuñu ko tamit soo toppatoo àll tamit nag moom lu mu ne séeram lay joxe du joxaat leneen. su fekkee ni sax nangu nan jafe-jafe yi fédération sénégalaise bu athlétisme jàpp na ni bilan bi baax na ren. jaar na yoon sur le plan technique parce que fii moom daanaka pratiquement du am problème des fois li daan poser problème mooy hébergement ak restauration parce que day coûter xaalis bu bëri ak transport bi aussi dafa cher mais alhamdulilah lépp yemb na actuellement athlétisme bi nga commencé amaat public am te public boobu dafa am solo ci discipline bi parce que day tax sponsor yi mën a ñëw day tax sport bi visible te sport bu visible rek sponsor yi ñëw moo tax organisation bu mel ni yombul boo xoolee ci en terme de budget mi ngi ñu coûté na lu war a mat presque fukki million ak ñett. athlétisme mi ngi doxaat fii ci Sénégal loolu lu mën a jàpp la bariwaayu ndaw yi ci yëngu doon firnde bu gën a fës. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar di daje ëllëg incha allah ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc 13h 19h30 lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm ba ëllëg incha allah.